yeneen secteurs yi nga xam ne jël nañ ci ay décisions ngir compenser li nga xam ne moom mooy perte bi muy 200 milliards yi ñu jagleel entreprises yi 100 milliards yi ñu bëggoon a injecter directement concernant les pertes de revenus report dette fiscale beeg yooyu ban gis-gis nga ci am. waaw mais xam nga loolu yëpp yaa ngi koy wax rek mu doon intention aleel bi dikk na lii lañ ciy def li ñàkk mooy transparence bi ci yoon semaine bu ne altine bu ne waxuñu ñu def nii ministre de la santé bés bu ne waaye semaine bu nekk altine bu nekk ba boog ca conseil des ministres bu ne war nañu wax lii kat la ñu prévoir loon lii joxe nañ ko lii moo ci des kan lañ ko jox ñu préciser nit yi xam mais wax ni dafa am solo de ndax ëllëg alal boo xam ni réew mi yëpp a ko bokk askanu réew mi alalu askanu réew mi la kon ëllëg compte dinañ ko laaj il faut que mu feeñ yem ci rek joxe nañu loolu kenn mënu ko nangu nañu def ay compte rendu liggéey ko ci transparence yëpp leer ku ne xam ndax jot nga ku ne xam ndax di nga joti tey maa ngi doon gis ay benn vidéo boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci consulat Sénégal bu France. muy 12 milliards 5 yi ñu jagleel diaspora bi. buuxante bu fekkoon ne amoon nañu organisation principe yu leer te loolu boole woon ci ni ko Alassane Ouattara defee ca Côte d'Ivoire boole woon ci ay cabinet d'audit yoo xam ne seen liggéey la mënoon na bañ a indi lii nga xam ne ñu ngi koy dund alkaati yi ñëw di buuxante ci période boo xam ne dëgg la déconfinement bi agsi na waaye ba tey ñu ngi laajte ñi ci di sori waatoo bañ a jege waatoo ndax feebar bi bañ a law lépp rek ñu ngi koy doxal ci confusion ak xëy na itam incompétence ndax yenn saa yi day xaw a jaaxle sax ci li war a indi lu nii mel. 12 milliards 5 pour la diaspora alors ban gis-gis nga am ci 200 milliards yi nga xam ne dañu ko nar a def fonds de garantie logé dans les banques pour permettre aux entreprises ñu dem leb trésorerie ak investissement. bon loolu moom lu baax la APB maanaam association professionnelle des banques am na loo xam ne signé nañ te ko état du Sénégal ba xam naka lañ koy defee waaye foofu tam compte rendu amul convention bi gis nañ ko xam nañ li ci nekk am na ñoo xam ne xam naa benn ñaari entreprise yu ma wax ne waaw randal nañu pay bi ñu waroon a fay ndax activité bi dafa taxaw kon loolu am solo waaye compte rendu moo des ak transparence mais loolu lu ko tere may mun a lu tere alal boo xam ne dénk nañ la ko walla procédure boo xam ne jàpp nañu ne noonu lañ ko war a doxalee mais banque yu nekk semaine bu nekk ñu ne lii def nañ ko ci état du Sénégal centralisé ne voilà seen alal nii lañ ko. parce qu'il y a 3 semaines ministère de l'économie bi Amadou Hott dirigé organisé woon na benn visioconférence annoncé un taux de la mobilisation de 320 milliards boobu c'était il y a 3 semaines boobu ak léegi xamuñu mobilisation fonds bi fan la toll xamaguñu lan la ñu jagleel ban secteur par rapport au premier chiffre yi nga xam ne joxe woon nañu ko. mais loolu la lay wax ba noppi nag dañu ne entreprise rek kenn jàppul ban entreprise prioritaire di xalaat ëllëg itam loolu yëpp am solo waaye ba tey am na loo xam ne xëy na technicité bi ëpp na leen doole waaye transparence xanaa loolu mën nañ ko lii lañ ci def semaine bu nekk ñu wax nit ñëpp xam ñëpp yëg
bu fekkee ne am na loo xam ne war nañ ko ci soppi ñu ne déet bu leen fàtte liw yokk leen di waaye toog rek kenn déggul kenn xamul mooy lii li ma la doon wax rek. donc yow d'accord nga ci mobilisation fonds wu 1000 milliards yi d'accord nga ci destination yi ñu choisir ci secteur yi ñu choisir fas yéene fa injecter liquidité ak teg yenn politique yi ngir suuxat politique yooyu yow li la gêné mooy le manque de transparence kese. ndax transparence bi rek moo mën a indi correctif ak pilotage transparence bi rek moo mën a indi ñu xam ne secteur bii li mu jot doyul war nañ ko ci dollil transparence moo mën a indi ñu jàpp ne bii secteur fàtte nañ ko kon na am wàllam loolu amul kon mobilisation de fonds am na solo waroon na génn nañ ci ba nee nañu mët na waaw fan lañ ko yóbbu loolu moo des. parce que yor naa fii le document concernant le plan de résilience ñoom ci estimation yi ñu def hébergement restauration lañ ci def le commerce ñu ne dinañ perte 50 milliards restauration 56 milliards hôtellerie 40 milliards transport aérien 34,3 milliards transport terrestre 24,3 milliards 1 milliard 3 pour l'enseignement te bu ñu xoolee tey bu ñu revisité waatee secteurs yi nga xam ne ñoom ñoo porté suñu PIB tey ku war nañu xalaat secteur bu mel ni agriculture xamaguñu lan la ñu leen fas yéene jagleel secteur bu mel ni tourisme touristes yi du ñu ñëwati xamuñu fii au plan intérieur ban taxawaay lañ war a am daanaka mënuñu sax évaluer li nga xam ne moom mooy perte yi ñu nar a am ci wàllu secteur bu mel ni agriculture. sa ñaara am benn entreprise boo xam ne mi ngi waaj a daanu nga dimbale ko mu bañ a tëj bañ a dàq employé waaye it xalaat ndax entreprise yépp nar a sama xëy na loolu laa bindoon président de la république ne ko xanaa télécommunication. rek moo ci nar a génn. moo ci nar a génn ndax boo toogee sa kër bëgg a waxtaan ak nit téléphone ngay jël waaye entreprise yépp naroon a sonn kon entreprise bu sonn ba war a jëm ca fayit war nañ ko dimbale ak secteur bu mu mën ci bokk mu am itam comme bi ëllëg buñ ci génnee fan la ñu war a bés ba accélération mën a am maanaam mbir mi gën a demaat ak lan moo war a doon priorité maanaam ëpp ci solo ci économie wax nga ko sànq bind nañu agriculture nañ ko fay daal lool waajal suñu campagne agricole séddale ay jiw yu baax séddale engrais ca yu baax itam waaye ca teel boole ci ICS mu génnee engrais yu baax ba ca sax yokk encadrement boo xam ne war na jëm ci béykat yi ba ñi nga xam ne xale yi nekkoon ci Ndakaaru di doon ay marchand ambulant te jot a dellu seen i gox ñoom itam ñu mun leen a boole ci mbir mi ne leen woon ma waxoon leen ne avril buñ ci génn ci conseil interministériel bu yaatu taxawul ba loolu yépp ñu tëral ko daal di dérouler maa ngi dégg yaakaar naa ci conseil des ministres tey ne ñu ngi séddale semence mais loolu yëpp na leer naka lañ koy séddalee fan la jëm yan semence la yokkoon naa ci ñu gën a fay daal li nga xam ne lii danga koy lekk maanaam culture vivrière culture céréalière lu mel ni dugub ceeb mboq ndax dinañ ko soxla lool ndax dëgg la li nga xam ne lii
Sénégal soxla na ko ñu mun ko béy am na solo waaye li ñu doon jëlee bitim réew itam du ñàkk mu dikk gën a jafe. loolu yëpp war duñ nañ ci ko mën a teg sóoraale. loxo sax. kon xiif mën na fi am te lan moo ñu ci mën a mësal mooy fay daal mbéy mi te ci àll bi la xiif bi gën a metti am na xiif am na amoon na ñun teel nañu ko wax en décembre 2019 attention mbir mi dina metti te xiif dina am ji ci campagne loolu amoon na solo ci dëgg-dëgg gisuma xëy na ma juum yàlla naa juum sax waaye gisuma ñu fay daal mbéy mi niñ ko waroon a fay daal ñu jël décision yu waroon ci séddale jiw yu baax joxe séddale engrais yu baax ci teel ca bi mu jotee ak itam joxe encadrement bi ñu mën a joxe